ay ndaw yu ñu sàkku dem sax ba daal di jël seen bakkan anam yi daal di ñaaw jëfin bi waxi nopp bu si mujj te fës mooy bu Binta Camara xale bu jigéen bi nga xam ni si këram lañ ko fekk si Tambacounda daal di koy sàkku ba noppi faat ko su fekkee am nañu fës ñu si bëri dañ koy dund ak mettit bu ni mel ndaw si daal si bokk mu soppoon ab artiste dem sax ba daal di koy fekk fu mu nekk waaye bis boobu si la àddunaam daal di soppeeku. chaque fois dama doon gis muy dugal ay stations yooyu noonu ma naan ko kii dafa mën li muy def agent yooyu ma ne ma bon mën na ko waaw léegi si la ma ne mën naa la ko présenter parce que dama bokk ci staffam bi genre yooyu ma ne ko ok ma ne ko nekk far sam laa et tout mën na ma waa d'accord soriwul sax fi ngeen dëkkee genre yooyu noonu ma ne ko y a pas de souci donc benn jour mu ne ma ne maa ngi foofu rek fan nga nekkee ma ne ko man maa ngi suñu kër su fekk quoi ma ne ko defuma dara ak yooyu mën na ma ça fait l'occasion kaay ma présenter la ko ma ne ko ok amul problème ma daal di jóg noonu vers 20 heures ma jóg dem léegi bu ma yeggee côté boobu noonu ma woo ko ne ko maa ngi si endroit bi ma waxoon mu ne ma d'accord xaaral ma jël si la mu génn ñëw jël si ma par la suite ñu dugg ci biir mu présenté ma ko et tout ne ko kii sa fans la mu ne bon nañu toog ñu waxtaan ñu commencé toog noonu di waxtaan on a commencé à échanger léegi ñuy waxtaan noonu muy nekk di wax ci biir waxtaan bi noonu di wax ba ne moom master professionnel la xam nga ñu naan ko mun na weewi il a massé pas mal de personnes et tout ñu ne ko d'accord nekk di waxtaan yooyu noonu mun soo bëggee sax mën naa la massé ma ne ko bon léegi man ça a passé man je croyais pas xalaatuma woon lu yooyu yëpp sax dina ci am et tout boobu ça fait à peine 2 ans léegi ñu toog bu ñu waxtaan noonu mu ne ma gëmoo ma ne ko si gëm naa la kay yooyu noonu mu ne ma kaay nga dem nga ma commencé la nga xool ma ne ko maa wóor nag genre yooyu moom wax naa la man master professionnel la même sama yaay sax bu sonnee parfois man maa koy massé tout léegi ma ne ko bon mu ne ma waa kaay ñu dem. mu mujj ko sàkku jëf ji daal di koy metti lool lu ëpp ñaari at muy dund ak lii waaye jafe na lool ngir mu wax ko keneen. dama ne man maa ko fekki man maa dem seen kër su ma fa demuloon kon lii yëpp du ci doon am bien vrai que xalaatuma woon ne loolu laa fay fekk loolu moo tax ma noppi je me suis dit xaaral bàyyi ko gi yàlla rek. mu mel ni du moom rek noppi bañ a wax ngir ragal askan bi beddi leen lii nekk na feebar boo xam ne si ndaw ñu bari ñu sàkku daf leen naa dal te ba léegi amaguñu ci saafara ndaw si tamit bu mu nekkee élève ci classe d'examen si lañ ko sàkkuwee léegi mu def ay diir muy dund ak mettit bi bañ ñu ko jege daal di koy xam. sañu ma ko dénoncer parce que man je me culpabilise c'est vrai il a abusé de moi mais sañu ma ko ngaan kenn parce que toujours damay toog ma ne est-ce que du ci man aussi amaana su ma demul woon ci këram li du ma dal bien vrai que moom moo abusé de moi mais toujours man je me dis que am naa ci part de responsabilité xëy na su ma demul woon ci këram lii du ma dal raison pour laquelle sañ ma ci waxtaan ak kenn je n'ose en parler à personne. à ta maman waxoon. personne kenn xamu ko c'est un lourd secret bu nekk sama biir bopp te am na aussi ay conséquences ci man. noppi bi daal di bëri ay gàllankoor moom mi mu ragal di wéet ragal tamit ku muy nekkal xam ko daal di koy bañ adunaam jaxasoo lool muy samp ay laaj yu bëri ci ëllëgëm. très difficile il m'arrive souvent mënatuma nekk man kese en général su ma nekkee man kese il suffit que ma xalaat scène bi nu mu demee comme le gars dafa amoon doole et tout su ma ko xalaatee automatiquement damay jooy man mënuma am yaram ndax loolu. et autre chose j'ai des amis yoo xam ne bu ñu marié ba pare à chaque fois comme
lii am Sénégal ñu marié benn jeune fille su paree mu ne day def xaw ma mbaxal truc soo ma invité duma dem j'y vais pas parce que à chaque fois su ma demee sama bopp lay xalaat dama naan mbaa du man sama copine yi après duñu xaar ci man lii voilà c'est très dur bari na trop j'y pense dama ciy xalaat toujours ba ci ki may nekkal est-ce que ki may nekkal demoon naa ba benn moment ma ne man sama jëkkër ji nga xam ne daf ma war a takk sax man ku ma xam ne je communique ku may nekkal damay waxtaan ak yow mais su ma waxtaan ak yow ba pare bañ a sele union bi on ne sait jamais mbaa duñu dem ba ci biir suñu biir ménage ma am benn petit problème nga xasee ma ni te bis boo ma ko xasee day def tolle ñëpp a koy yëg toujours je pense à ça. su fekkee sax ñoom lañu tooñ sàkku leen ba seen àdduna daal di soppeeku ñu mu dal dañoo def ni lu waral njàkk ñoom ñii ñooy njàkk lii di wane lu askan bi di xalaat lu ci bëri di buntu xataal jigéen ñi nga xam ni dañ leen a sàkku ba ñu ragal di ko wax. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer la situation. D'abord, ça peut être la situation en elle-même. C'est une situation qui est porteuse de honte. lu ñeel wàllum li ñuy waxtaanee nii muy wàllum jigéen ñi nga xam ne dañ leen di sàkku loolu li ci gën a metti mooy lu ci ëpp rek dañu naan yow mi nga xam ne yow yaa ko def yow am nga ci pàcc bu rëy li ma ciy njëkk wax nag balaa may gën a xuusaat ci loolu mooy yow mi ko def déjà da ngay am kersa ak métit di taxaw di ci ñëwaat loolu rek déjà day yokk métit bu ci leneen doole ko ñun suñu société patriarcale maanaam société boo xam ne sa santu papa ngay jël fii d'habitude buñ la sàkkoo rek dañu naan xëy na boo ko seeti jiwul woon du la sàkku xëy na boo solu woon yére yi gàtt du la sàkku xëy na boo muuroon say cër du la sàkku te affaire bi métti na ba pare li ci gën a garaaw kay mooy moom mi la sàkku dara warta tax góor di sàkku jigéen ba tax na li ñu bëgg ñun li ñuy xeex mooy ñu xam ne jigéen bu ñu sàkku moom du ci dara góor bi moo def lépp suñu papa yi suñu yaay yi suñu mag yi suñu rak yi nañu dugal loolu seen bopp ñu xam ne que kii ñu sàkku moom moo perte te kii nga xam ne mooy sàkkuwaate moom mooy gàddu responsabilité bi yépp loolu mooy affaire bi. Par surprise d'ailleurs, ce qui arrive aussi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a besoin dans notre société comme dans d'autres, de travailler à ce que on puisse faire porter à l'auteur l'entièreté de la faute. waaye jigéen ñu sàkku seen àdduna jeexul am nañu ay pexe ngir soppi seen xalaat daal di tabax beneen dundin waaye dafa mel ni fokk askan bi daal di si jàpp. Pour les victimes qui souffrent en silence, il ne faut pas rester seul. On ne reste jamais tout seul avec son traumatisme. Il faut pouvoir en parler. dëgg la buñ la sàkkoo loolu du nekkul lu neex waaye ki mu dal dafa war a am force ak ndëgërlaay bu war a mën a tax mu ñëw waxtaan ci parce que loolu boo ci jógee benn sàkku nañ la mën na la indil ay jafe-jafe ci sa wàllu wér-gu-yaram indil la tamit ay jafe-jafe ci sa wàllu xel li ñuy wax ci nasaraan traumatisme te loolu pour mu am waroon nëbbatu da nga war a ñëw di ci waxtaan ak nit ñi donc ñun suñu xeex tey mooy fexe def ay bànqaas ak ay kuréel ba pare di ñaax nit yi ñooñu loolu leen dal ñu mën ko partager ndax ñu mën leen bungee mais bu fekkee ne da nga lu nekk sa rukk di dund loolu muy metti loolu day yokk mettit may ñëwaat rek ci ponk bi ma waxoon sànq mooy foog nit ñi xam ne kii ñu sàkku moom moo ñàkk ci lépp waruñu fee nekk naan xëy na moom moo def lii moo tax li dal ko wala xëy na moom dara warut a tax ñu jël ki nga xam ne moom la ñu sàkku naan ko moom moo am erreur ku ñu sàkku moom sàkku nañ ko pare moom moo perte nañ ñëpp jam baaraamu tuuma ki nga xam ne moo def ñaawteef boobu ñun daal loolu mooy suñu xeex loolu lañ bëgg mu dañ waaw il faut daal ñi nga xam ne ñoom ñooy sàkkuwaate ñu xam ne ñoom ñoo gàddu lépp kii ñu sàkku nag moom ñàkk na ba pare waratuñu waat tegaat dara ci deram naan ko yaa def nii wala boo soloon lii wala boo defoon lii wala boo defee woon nii loolu du la dal. Ressources parce qu'on en a quand même pour pouvoir donner une place aux victimes, les entendre, mais aussi poursuivre les auteurs et les faire juger correctement. ci Sénégal ñuy sooxaaleel metti bi bëri na lool jigéen ñu sàkku bàyyi seeni kër di ñëw ci centre bi ngi wut saafara ci bërëb bi di leen dalal seen lim dafay gën a bëri. Effectivement loolu kenn mënatu ko wërante parce que ñaar ñooy ay firndeel bi. benn yi boo jëlee li ñuy wax revue de presse ça veut dire que xibaar yi nga xam ne yéenekaay yi ñu ngi koy fësal bis bu nekk donc ñun dañ cee abonné ci journaux yi juróom loolu ci ñett at yi maanaam matul sax ñetti at mën nañu ñeent fukki weer ak ñaar la
donc relevé nañ ci 451 articles de presse ça veut dire que ay bind yoo xam ni ci yéenekaay yooyu dañ koy fësal mu jëm ci mettital xale toroxal xale wàññi doole xale sàkku xale këf xale ba rey ko donc ci di ci gën a fës mooy xool ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu ak benn daanaka téeméer boo jël juróom fukk yi ak ñett yi mi ngi jëm ci wàllu xiital xale ci wàllu sëy sàkku ko ci sëy donc loolu day wane ni en fait li ñuy wax réalité phénomène loo xam ne kenn ñëpp dañ cee teg seen i bët parce que rajo yi ñu ngi koy wax journaux yi ñu ngi koy bind mais ensuite population yi ñu ngi ñëw di ko jooytu ci beneen fànn bi bureau d'accueil bi ci wàllu liggéey bi muy liggéey aussi ci ñetti at yooyu gis nañ ni boo jëlee xale yi nga xam ne ñëw nañ fi ñu toll ci juróom-ñetti fukk ak juróom 85 xale donc daanaka genn wàll gi ci wàllu sëy lañ leen sàkku ci wàllu métital lañ leen def ba ñu ñëw ci bureau bi te loolu bu ñu xamee tamit ci suñu culture suñu aada ak suñu cosaan mbirum sàkku xale mbala toroxal xale nit ñi sutura biñ koy muuree te ci at bu néew mbala ci weer yu néew nga am ci lu toll noonu ci kaat nga xam ne mbir mi lu muy commencé jéggi dayoo. askanu Sénégal dem ba nekk kaso si ñoom ndaxte wàllum viol jafe na ngir ñu waxtaane ko jigéen ñu sàkku def ni ñoom ñoo tooñ mu jot société bi daal di soppi doxin. xam nga tey par exemple violence surtout buñ nee jëlee kaawu viol ñun suñu société dafa demee noo xamante ni sexualité jigéen dafa tabu jigéen dañ ko teg lu bari ci côté sexualité y a la pudeur y a beaucoup de choses yoo xamante ni moom lañ ko teg ba nga xamante ni xale bu jigéen bi bu dundee benn violence du ko sañ a wax ñu ne la tamit da ngay sëy say doom yi nga jur ëllëg ci yow muñ yi nga muñ ci seen kër papa seen ëllëg tekki ëllëg ci lay dépendre donc mu nekk un poids boo xamante ne yaay ji mi ngi ko am ba buñ ko doon rey sax ci kër ga danaan naa muñ am na benn wolof bu ñuy wax ku ñu lug sa jëkkër yekk say doom donc elles font tout ba lépp lu ñuy mën de subir dañ koy muñ seen biir parce que société bi teg na leen foo xamante ni tënk na leen tënk boo xamante ni du yomb ci ñoom ñuy génn di wax. te sax ci Sénégal viol yoon daka daani metti ba noppi daal di yàgg maître Pape Sène bokk na ci ñuy défendre jigéen ñu sàkku di ñëw ci lu yoon tëral jëm ci lu ni mel. bu fekkee ne que yow dañu laa jàpp ci viol noonu peine bi juróomi at la commencé ba fukki at mais dañu ne bu fekkee ne que viol boobu dafa accompagné wu mutilation wala mu di ne que dañ ko def biñ la koy def dañ la séquestré wala muy ay nit ñu bari ñoom ñoo ànd def ko su boobaa dañuy wax ne que dañuy doubler peine bi maanaam bu ñu la waree tëj 5 ans 10 ans lañ koy def bu ñu la waree tëj 4 ans bu ñu la waree tëj 6 ans 12 ans lañ koy def maanaam dañuy doubler peine bi la peine sera doublée. beneen bi mooy beneen circonstance aggravante bi mooy li nga xam ne que dañuy wax ne su fekkee ne que ki nga xam ne sàkku nañ ko mooy la victime daf caa jaare ñàkk bakkanam su boobaa nag d'ailleurs dañu lay assimiler sax comme un assassin maanaam le crime d'assassinat lañ lay topp pratiquement te su boobaa dañu lay dóor dañ lay emprisonner li nga xam ne mooy travaux forcés à perpétuité mais am na beneen circonstance aggravante boo xam ne ni dafa am lien ak l'âge de la victime mooy atu xale bi bu fekkee ne xale bi dafa am moins de 13 ans révolu maanaam de 0 à 13 ans kooku dañu ne c'est le maximum de la peine c'est-à-dire que kooku moom doo jël 5 ans doo jël 6 ans doo jël 7 ans doo jël sax 9 ans et demi mais fukki at yi moom kenn mënu ko nattable da nga koy jël bu fekkee tribunal dem na ba jàpp ne yow kat liñ lay topp yow yaa ko def mais bu fekkee ne également nit ki dafa nekk ci situation de vulnérabilité ñuy wax jigéen gu war na lor wala mag moo xam ne ni ay atam dafa jéggi dayoo maanaam màgget la daal nga def nga sàkku ko su boobaa également dañuy wax ne que le maximum de la peine moom ngay encourir mooy 10 ans donc viol noonu lañ ko tënkee. waaye lii dafa mel ni taxul sàkku yu ñuy def jigéen ñi daal di wàññeeku ñu bëri di ñaan ngir ñu criminaliser ko maître Pape Sène jàpp ni dafa am yu ko jar am yu ko jarul. xëj na du ñu jël rek viol yëpp ñu criminaliser ko mais dañuy xool viol yi nga xeetu viol yi nga xam ne ànd naag ay yenn circonstances aggravantes yi comme ni nga gisee ni ma la ko waxee déjà ñu ngi koy wax mais déjà am na foo xam ne ni pratiquement dañu criminaliser le viol parce que viol bi su fekkee dafa dem ba occasionner faatu nit ki yaa nga dem ca terrain assassinat mais bii par exemple mun nañoo jëlit ci yenn circonstances aggravantes yi ñu nemmeeku damay joxe benn exemple tey ci suñu loi nee nañu bu fekkee xale bi
amul fukki at ak ñett maanaam 0 ba fukki at ak ñett la su fekkee dañu egg ci moom ka egg ci moom tribunal reconnaître ko coupable fukki at maximum bi lay jël xeetu viol yooyu ak yi ñuy def ci ñi nga xam ne ay seen at dafa nekk ay at yu bari ñu nekk ay màgget wala personne vulnérable jigéen gu war na lor nga di ko violer jàpp naa ne xeetu viol yooyu effectivement war nañ ko mën a criminaliser mais ñu bàyyi peut-être le viol simple mooy bi nga xam ne xëy na majeur ak majeur la ñu wax absence de consentement loolu mun nañu rester ci fourchette de la peine bi nga xam ne 5 ba 10 ans la mais bu fekkee nag dafa nekk ci gone lañ ko def mineur maanaam xale wala ñu def ko ci jigéen gu wan na lor wala mag moo xam ne nii ay atam vraiment at yu jéggi dayoo la kooku moom war na ñëw mun a dem nag ci champ de la criminalisation. lu mu si mënti am si Sénégal sàkku yu ñuy def xale yu jigéen ñi bëri na ba daal di jéggi dayoo yu fës daal di néew lu si ëpp ñoom dañu ko denc su fekkee sax da leen di gaañ askan bi daal di tëj ay bëtëm jigéen ñum dal di wër ba léegi nan la seen àdduna mën a soppeekoo. am nañu problème yoo xam ne daal duñ ko wax